FM matin 7h40 sunu gan Thierno Bocoum salaamaaleykum. waaleykum salaam. nga jiite mouvement Agir di mouvement boo xam ne bokk na ci mbootaay gi ñuy wax aar li ñu bokk te jóg gannaaw njort gu ñu njort ni ay léexóor am na ci contrat yi Sénégal signé ci wàllu pétrole rawatina ca contrat yamu seqoon ak ki ñuy wax Franck Timis laata ñuy sori ci waxtaan gi am na loo xam ni ëlëm na ñenn ñi maanaam cellug Idrissa Seck gaa bokku leen parti politique waaye moom nga doon jàppale ci élection présidentielle yi nu weesu coow li jóg yow yaa ngi yëngu ci aar lu ñu bokk gaa yi di wàcc ci mbedd mi di xeex waaye moom cellam googu xam nga ci daraam ak lu ko waral. waaw Babacar je pense que comme wax nga ko léegi lu mel noonu soo leen amee occasion rek ngeen laaj ko ban position la si am mais li ma mën a wax très clairement si loolu mooy ñun ñi nga xamante ne yàgg nañu di xeex pour Sénégal dañ jàpp ne ku wax tey ak ku wax démb yëpp ñoo bokk àtte ndax ñàkk ko wax tey terewul ba nga waree wax nga wax ko donc li am solo tey mooy sénégalais yi ñu xam ne enjeu bu mag la enjeu bi nag commencé wul rek si BBC enjeu bi bañ ko xamee yàgg na avant même BBC di si wax dara te ñu si waroon wax yëpp wax nañ si donc tey li am solo mooy ñu continuer combat bi ba loolu mu leer nañ. sa jëflante gi di Seck ci élection yi présidentielle bi la yem wala yéen a ngi seq ay gis-gis ci wàllu politique ak lëkkaloom wala fa la yem. waaw xam nga élection présidentielle effectivement moo ñu boole woon ñu nekkoon ci cadre Idy 2019 comme ni ngeen ko xamee coalition bu jëm ci élection yi jeexee mouvement bu ci ne wala parti bu ci ne dafay dellu ci ay activités am donc ñun ñu ngi suñu activité waaye bien entendu ñun ñëpp ñoo bokk opposition bi à chaque fois suñu mënee waxtaan jokkoo waxtaan lu jëm ci réew mi dañ koy def. opposition boobu ñu bëri ci ñoom kon ñi ngi ci kuréel googu ñu naan aar lu ñu bokk seqook yeneen i mbootaay yu ne Sénégal yu dul sax politique gis nañ ni daal bàyyiwu leen xeex bi samedi nas ngeen wàccaat ci mbeddu Ndakaaru yi ngir wane seen ñàkk ànd ci li yëf yi doxee ak li ngeen jàpp ni yoon war na koo leeral rawat na ci mbiri Aliou Sall gi ñuy tudd ci wàllu ger ci mbirum pétrole bi maanaam daal lu ngeen tàyyi noonu ngeen koy jàppee. waaw xam nga loolu dañ koy rafetlu ñëpp ko war a rafetlu parce que lu ñuy wax manifestation pacifique la mbir am na wax nañ ko bu yàgg damay rappeler ne du BBC lu mu génn moo tax ñu xam scandale bi fu mu toll yàgg nañ ci wax waaye tey li am solo mooy sénégalais yi ñu génn en masse pour wan pouvoir bi que ne lii nga xamante ne dafa touché ci seen ressources naturelles constitution bi wax na ressources naturelles yi population bi ñoo ko moom peuple sénégalais moo ko moom ñu mën a xam ne population yi bëgg nañu mu leer loolu nag ñoom ci seen bopp sax dañ ko war a rafetlu parce que nag soo nekkee ci réew boo xamante ne réewu démocratie la li nga war a jiital mooy expression démocratique te marche ak manifestation wala sitting dafa bokk ci expression démocratique jàpp nañ ne lu ñu war a rafetlu ñu ñëpp la. mais yéen li ngeen doon sàkku mooy bi coow li jibee yoon def liggéeyam leeral ko yoon ubbi ci enquête ñu am audition sax appel à témoin di ci déglu ay nit ay ñu bokk sax opposition mais waroo gi am mooy am na ñoo xamante ne ñi ngi ci biir kuréel gi ñoom dañ lay wax ne carrément man du ma dem wuy ji alors que ñooy sàkk mu leer est-ce que amul contradiction waroo ci doxalin bu ni mel. non contradiction amu si xam nga loo gis option la parce que ñëw leen ngeen témoigner ku ne mun na dem comme mun nga bañ a dem c'est un choix mais fondement ku taxaw ci rajo yi di wax télé yeeg rajo yi di wax pour la woowee war nga mën a dem ne amoon naa lii wala xamoon naa ci lii. waaw mais loolu yow yaa koy mën a expliquer ni tax demoo wala ni tax nga dem mais li ma bëgg a wax fondamentalement mooy mbir mi basé wul bu ñu orienté mbir yi si kan moo dem ak kan moo demul fu ñu war a orienté mbir yi mooy ndax jug nañu pour mu leer parce que ñuy leeral du ñuy dem la preuve d'ailleurs ñu jot a dem ñu ngi commencé di def ay fuite si luñ fa wax xam nga loolu dafay banaliser enquête bi nit dugg ne la lii laa si xam mu xëy la lendemain gis si presse bi ñu ne lii la fa wax lee la fa wax loolu déjà c'est une manière de banaliser l'enquête alors que la question est très très sérieuse donc li am solo du kan moo wuyu ak kan moo wuyuwul li am solo mooy ndax nguurum Sénégal jug nañu pour leeral scandale bi nga xamante ne dafa jëm ci signature contrat yu ñu defal Petro-Tim loolu mooy le plus important procureur bi tey woote na nee na appel à témoin
mais enquête yi li mu joxe wax yi ak daanaka débat bi li mu joxe ñi mu war a woo xam na leen ñu mu war a déglu xam na leen mais li si gën a am solo tamit ñu xam ko mooy que ne procédure bi nu mu demee ki si gën a taq ku si gën a dugal loxoom dëgg mooy njiitum réew mi mooy président Macky Sall loolu leer na ñëpp te moom procureur bi mënu ko déglu si décret d'approbation yu mu signé mënu ko déglu si contrat bu mu renouveler ak moom mënu ko déglu si transaction bi nga xam ne am na entre BP ak Timis Corporation te ñu wax ni ay royalties am na si ba BP daal di koy confirmer yooyu yëpp président de la République bi nga xam ne moom la ñu dénk réew mi responsabilité am def si taxaw donc tey li am solo mooy nan la ñu war a mën a def pour que sénégalais yi ñu xam lan moo si am loolu nag nguur gi ñoo si am responsabilité parce que su dee procureur mënu la déglu procureur lu muy def mooy waa DIC nañu déglu ñenn ñi ko bëgg a ñëw ñu déglu finalement mu doon pëccëxoo li ñu war a def ñoom au nom de la transparence mooy su dee IGE dafa génne comme ni ñu ko waxee ñëpp firndeel ko génne na rapport nañu teg rapport bi faram fàcce ko. nee na jotaguñ ci rapport jiitu réew mi nee nañ jotaguñ ci boobu ba léegi. waaw mais loolu moom lay la boo xamante ne duñ si sori parce que leer na ne su dee moo ko commandité su ko laajtee dinañ ko jox. te soxla woon na ko ndax aide à la décision la woon ba mu koy laajte ne nañ ko defar rapport bi c'est parce que dafa amoon lënt ci contrat bi donc balaa mu doon jël décision di signer waroon na am retour ba pare ba xam ndax war na signer war a waru signer su ko defee te amul retour ça veut dire que yeneen mbir ñoo tax mu signer mais fondamentalement aujourd'hui ñoom ñoo war a communiquer leeral transaction boobu am entre BP ak Timis Corporation nañu publier contrat bi am na yeneen pays yoo xamante ne dañ koy publier ñun dañoo voté au Sénégal en décembre 2012 lu ñuy wax le code de transparence donc tey contrat yooyu yëpp dafa war a leer nañu sénégalais yi ñu xam lan moo si nekk signé conditions yu ñuy signé nañ toog ñu leeral ko ba mu leer nañu si bopp askan bi parce que de toutes les façons ñun mbir mi leer la ñu soxla parce que nag bëgguñu suñu ressource naturelle ñu gérer ko si biir bureau. kon daal jàpp nga ni Macky Sall bu ne jotul ci rapport IGE boobu wala gisu ko day sóob. non président Macky Sall su waxee ne jotul loolu dafay mën na jaaxal ñëpp parce que IGE day dox si ay waawam moom moo ko sant ne ko defal liggéey bi waaye loolu sax problème bi nekkul foofu problème bi fu mu nekk mooy dafa soxla woon rapport bi avant muy jël décision parce que aide à la décision la dafa ñëw fekk situation bu compliqué ñu signé benn contrat ak koo xamante ne liñ ko signé xamu si dara boole si ñu defal ko ay décret d'approbation yoo xamante ne amul numéro mu war nag firndeel loolu war a mu teggi ko waaw balaa mu koy firndeel wala mu koy teggi dafa war a am lu leer naññ si nit kooku nga xam ne moom la ñu signé contrat loolu moo indi woon rapport IGE bi looloo tax mu ne IGE defal ma liggéey boobu donc gisuñu fi urgence bu tax mu bàyyi liggéeyu IGE bi fële daal di ñëw signé mbir yi ba pare ba même ba affaire ba génnee sax ba rapport ba génnee parce que nee nañ septembre la génne mais même ba mu génnee après renouveler waat na contrat bi si 1 an bi avant muy jeex pour que kooku gën a toogaat encore alors que IGE daf ko wax très clairement ne ko sëñ bi kii da ngaa war a annuler contrat bi ak moom am na sa ñoo xam da nga leen a war a poursuivre parce que loolu mooy yoon parce que lu ñu tegee mbir it jaaruwul si yoon. procureur bi tamit am na ñu jàpp ni day pëndal rek ndax yow ci sa bopp wax nga fan yéene rien que $250,000 yi ñu ne Timis versé na ko Agritrans di société Aliou Sall bi loolu procureur waroon na ko mën a gaaw leeral ci loo xam ni warta sax yàgg jarul ay woote témoin ak ñoom seen. war na mën a leeral au moins ñaari mbir war na mën a leeral d'abord enquête bi nga xamante ne OFNAC def na ko ba mu yemb jébbal ko nga xamante ne waru du def lu dul jël mbir mi jox ko un juge d'instruction ñu leeral loolu parce que OFNAC def na enquête si mbirum Petro-Tim boobu mooy bu njëkk bi mën na leeral mbirum $250,000 yi parce que Aliou Sall dafa ne jotul $250,000 yi à travers Agritrans ministre communication boo xam ne moom mooy gérer communication si président de la République muy El Hadj Amidou Kassé daal di ne jot na $250,000 waaye leneen la ko jotee moom mu ñëwaat ne loolu musu ko jot mais loolu lu neex a régler la parce que Agritrans bu ñuy wax société sénégalaise la du société étrangère tey ji suñu yëkkatee enquête jëmale ko si Agritrans compte yi débit yi ak crédit yi mën na leeral ne xaalis dugg na wala xaalis duggul loolu lu yomb la
mooy dem ca banque ba xool. dem sa banque ba xool dem sa xool si seen i compte parce que loolu procureur mën na ko su dee yëkkati na enquête si loolu. mais lan moo tax bëgguñu leeral loolu lan moo tax jéemuñu leeral loolu sooy xool tey doo xam sax si lan lay enquêter ñëw leen ngeen témoigner rek te mbir yi ñu waroon ko orienter fu leer ne ndax diw mii yow yaa jël wala jëloo ñu saytu loolu xool ndax jël na wala jëlul waaye ñëw leen ngeen témoigner rek après xamuñu mbir mi fan la jëm ak fan lañ ko bëgg a yóbbu te sax soo ñëwee di témoin wax naa ko la te loolu ñu koy ñaawlu soo ñëwee témoigner soo génnee ñu jël ay mbir ci témoignage ba def ko ci presse bi ne wax nga fi lii wax nga fi lële loolu nag du justice noonu lay doxee. kon daal yow wax encore une fois cette affaire dañ ko bëgg a banaliser mais ñun jàpp nañ ne mbir mu am solo la pour suñu réew non seulement pour Macky lu ñu nekk en face de président Macky Sall mais même beneen président buy ñëwaat parce que mbirum ressources naturelles sénégalais yi ñoo ko moom kenn waru ko fooye kenn waru nanguñu fooye ko. kon yow dafa mel ni da nga bu ñu la déggee dafa mel ni gëmoo ne am mbir yi ak procureur ak l'enquête bi mu ciy def ak audition yi du tax mbir yi leer. non mënul leer il faut que loolu mu leer que ne mënul leer parce que fi mu waroon xool te ñëpp xam ne mën na fa xool te su fa xoolee mu leer bëggu faa xool jéemu faa xool. ba of nag jëlee mbir yi déposé ko teg ko ne ko ah sëñ bi def nañu enquête jébbal nañ la ko mais ni tax poursuivre enquête boobu bu leen fàtte ne procureur du moom moo saisiru procureur dañ ko ne demal nga ibbi enquête waxuñu information judiciaire comme ñoom li ñu koy waxee du lool de enquête lañ ko wax demal nga ibbi ko kan moo ko wax supérieur hiérarchique am kan la ministre de la justice moo ko wax ministre de la justice kam moo ko fi teg président Macky Sall moo fi teg loolu lu lan lay signifier mooy mbir mi ba mu jógee président Macky Sall si boppam moom moo namm enquête am te moom nag dafa taq si mbir mi moom si boppam acte yu ñu posé yëpp te ñun ñu koy ñaawlu moom moo ko posé munoo nekk juge et partie munoo ne man maay atte sama bopp à travers koo xamante ne maa koy naan jugal nga jug toogal nga toog parce que procureur bi jugal nga jug toogal nga toog la parce que procureur bi dafa am ay supérieur hiérarchique ñoom ñoo ko yëkkati il faut que loolu ñu leeral ko du procureur moo gis mbir yi pëccëxoo mu daal di taxaw ne damay leeral demeewul noonu dañ ko ne damal nga leeral. ministre de la justice moo ko sant ministre de la justice moo ko sant su doon moom dafa jugoon pour leeral da doon commencer d'abord par rapport OFNAC bi mu def daal di jël rapport bi jébbal ko justice ñu enquête lan moo ci am ak lan moo ci amul su doon bëgg na mu leer ba nit ñi taxawee naan jël nga $250,000 jëluma $250,000 dina ibbi l'enquête ci loolu ñu xool compte yi ñu xam ndax $250,000 dugg na ci compte Agritrans oui ou non loolu procureur mën na ko leeral waaye jël affaire bi bëgg ko banaliser def ko comme marché Sandaga wala marché Colobane ku bëgg rek na ñëw soo ñëwee ñu ne lii nga fi wax benn parti boo waxul ñu nëbb ko et cetera. banaliser affaire bi am nañu justement am nañu ni procureur dafay foyee yëf yi ndax ca conférence de presse ba sax au lieu mu wax fula mu naan jàkka jaa ñu noonu ku bëgg na nga noddu nee nañu waxin waa taxawaay bi ci boppam wanewul sérieux ak bëgg-bëggub leeral yëf yi. waaw xam nga li la moo war a daw yaram ci mbir mi war a au moins interpeller ñëpp mooy procureur du benn yoon lañ koy soog a dégg muy wax fii daanaka dafa ñëwoon rek pour wax na ne ibbi nañu l'enquête nit ñi ñoo ko doon poser question sax mu xaw see sori mais bu leen fàtte ne toog na teg ay dossier wu Karim Wade toog na teg ay dossier wu Khalifa Sall wax jim si wax ak engagement bu mu si amoon amu ko si dossier bi ñëpp mën nañ si teg seen bët dem nañ ba justice boo xam ne dafa nekk CEDEAO cour de justice daal di condamné Sénégal ne leen respecté wu leen présomption d'innocence si affaire u Khalifa Sall parce que da ngeen ko tilimal da ngeen ko taxal te kenn àtteegu ko. loolu procureur moo ko def bu UEMOA tam. UEMOA avocat taxaw buñ la jàppee rek. exactement respecté wuñ ko. voilà boobu respecté wuñ ko mais bu gën a garaaw mooy présomption d'innocence parce que loolu dafa doon lu am solo si justice maanaam nit ki suñ la jàppee dañuy jàpp ne defoo fii ak firnde wuñ ne def nga si jugement bu leer nañ mais ñoom ñëpp avant même ñu leen di juger taxal nañ leen rip waaw affaire bii nag. ñu garaaw bii mu garaaw parce que du 150 milliards du 30 millions par kii et cetera ñaata la ñuy wax ay 1000 milliards yu dul jeex mais loolu nga ñëw banaliser ko comme ça ibbi procédure boo xam ne c'est une procédure inédite parce que musuñu gis procédure bu mel nii
au lieu que nga def enquête soo bëggee soxla kenn pour déglu ko nga woo ko déglu ko waaye nga ibbi benn bureau ne dem leen foofu témoigner kenn musul gis loolu donc nga banaliser mbir mi de cette manière je pense que loolu quand même doon na loo xamante ne rafetul te rafetuñ si njort vraiment pour que mbir yi leer. sànq yaa ngi wax wàllum élection fi mu toll nii li ñu dëgmal mooy élection locale yi ñu jàpp ko ba fii 1er décembre yow Parcelles nga dëkk ndax mënees naa njort ne da ngay samp sa ndënd ngir bëgg a nekk maire bu Parcelles. waaw loolu dinañ si waxtaan su jotee parce que loo si mënti xam mooy que ne ambition bu ñu am suñu réew ak ambition bu ñu am suñu gox bu ñu dëkk lépp xam nañ ko maintenant li si des mooy ñu waxtaanee ko fexe ba def loo xamante ne dafay méngoo ak lu askan bi di xaar si ñun parce que li am solo mooy du man li am solo mooy ñu yëkkati loo xamante ne ñëpp dañ siy gis seen bopp ñu liggéey pour intérêt population. yaa ngi koy xalaat. nekk amuñu maire Parcelles. waaw xam nga ñun excluruñ ko bien entendu waaye tamit comme ni ma la ko waxee li am solo mooy su moment ba jotee ñu xool lan moo gën pour intérêt population yi ñu def ko. caution bi ñuy wax nag yenu na maanaam yéen kay xëy bind ne 10 millions la ñuy laaj élection communale municipale laaj 10 millions élection départementale pour yow jaadu na garaawul. pour man loolu lu ñu war a waxtaanee la ba déggoo si. parce que nag ñu ne ministre bi signé na ko. waaw mais loolu maa ngi koy soog a yëg ni du ñàkk si biir kuréel yu ñu nekk parce que maa ngi nekk si front bi ñu nekk si opposition bi dinañ si waxtaan mais li am solo tey ñu war ko xam. mooy que ne élection yi moom nu mu demee woon at yii passé waratu ko demee donc war nañu mën a xoolaat bu baax a baax li jëm ci processus électoral bi je pense que loolu dinañ am yeneen occasion wax ci mais fondamentalement aujourd'hui ci question boobu noonu gis ngeen ne opposition bi li jëm ci processus électoral bi yàgg nañu diisoo waxtaan ci xool décision bu ñu ciy jël du ñàkk lii nga xamante ne yëkkati nañ ko dinañ am décision bu ñu ci am. waxtaan wi nag yow noo koy xayma dialogue national bi d'abord ak dialogue politique bi nga xam ne moo soxal ñi seq langue politique gi. waaw xam nga dialogue politique moom am na nu ma tuddee am na mooy soo gisee lii am woote bu ñu woote pour xool nan la ñuy def caution beeg nan la ñuy def élection yeeg tout ça loolu mooy dialogue loolu mooy waxtaan loolu wute na ak dialogue national xam nga suñuy wax dialogue national ñun dialogue national intéressé wuñu parce que ñun nationaluñu tey suñu waxee dialogue national am na peut-être ci réew mi bul wax loolu parce que si réew mi ngeen bokk te bu ne national parce que ñu la soxal waaw la yitteel waaw xaaral ma faram fàcceel la c'est-à-dire que dialogue national ay dañoo dajale maanaam askan bi yëpp ku si ne nag am lu la si soxal tey suñuy wax dialogue religieux par exemple suñ ko yëkkati woon su dee am na si ñoom lay intéressé donc ñun lu ñuy intéressé ñuy def politique mooy dialogue politique mooy mbirum processus électoral bi et cetera loolu nag ñaar moo si am du ñett du ñeent soit ñu toog ñu waxtaan ñu déggoo si ne élection yi passé ni ñu ko organiser du noonu la ñu war a continuer ñu trouver si solution alhamdulilah ñëpp gis ci seen bopp comme nu mu amee woon 92 avec le code consensuel wala mu doon loo xamante ne opposition ci boppam dans sa diversité ñu dajaloo pour xeex pour que élection yi mu war a jaar yoon parce que nag élection yoo xamante ne à chaque fois suñ ko organiser nit ñi mën a taxaw gis na ne bëri na ay rëkk-rëkk yu tax ba sax population yi nu ñu bëggee woon mu demee du ko demee parce que élection yu jaarul yoon du rek ñu nekk candidat lay touché mais population yi seen bopp nga xamante ne ñoom dañoo décider pour voter pour ne fii la ñu bëgg a yóbbu mbir mi wala fee lañ ko bëgg a yóbbu ñu gis ne mbir yi dafay changer parce que système bi wala processus bi wala nu ñu koy defee moo baaxul donc tey jàpp nañ ne loolu une bonne fois pour tout dañ ko war a régler si nii wala si nee dañ ko war a régler si waxtaan te loolu jàpp naa moo gën su dee mën na nekk su mënul nekk opposition bi il faut que ñu xeex pour que processus électoral bi mu doon loo xamante ne lu transparent la. jërëjëf Thierno Bocoum ci waxtaan wi di la gërëm yéen doog jàmm.